asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di rafetlu seen présence fii wane ngeen seen attachement véritablement à l'école sénégalaise et kàddu yu mu fa dégg kàddu yu jub la yoo xam ni vraiment sama xol sedd na guy et de remercier le directeur de l'école, de remercier l'association des parents d'élèves, de remercier les enseignants, de remercier le comité de pilotage, de remercier les élèves, chers 13 élèves, et de remercier toute la population de Nguent. Et je suis heureux d'être ici parmi vous, sincèrement. Vous m'avez adopté en tant que citoyen de cette localité et je suis très heureux. Bon, j'avais préparé un petit discours que je vais peut-être synthétiser rapidement. Donc, monsieur le directeur d'école, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, le président du comité de pilotage, chers enseignants, honorables invités et très chers élèves. Donc, l'organisation des cours de vacances de cette année 2018, parrainée par ma modeste personne, et qui a permis l'immersion de plusieurs élèves et leur mise à niveau, m'offre l'immense plaisir de vous exprimer toute ma reconnaissance. Au-delà de cet acte de haute portée sociale et pédagogique, vous avez permis à nos chers élèves d'être au diapason de la formation et de la perfection scolaire. Mes remerciements vont à l'endroit de tous les enseignants qui, de par leur abnégation et de la qualité de l'enseignement servi, ont permis de clôturer ces cours de vacances en apothéose au titre de l'année académique 2018-2019. Les distinctions qui vont sanctionner cet événement historique à bien des égards resteront gravées à jamais dans les annales de l'école élémentaire Issa Dème. Il me revient à mon tour de vous adresser mes remerciements les plus sincères, car il s'agit d'une œuvre assurément patriotique dont les générations futures devront s'inspirer. Encore une fois de plus, toutes mes félicitations à l'endroit de tout le personnel et aux parents d'élèves, et que l'année scolaire qui commence soit couronnée de succès pour le bénéfice exclusif de l'école sénégalaise. Merci du fond du cœur et à l'année prochaine. ñoo ngi sant ñëpp ñi fi teew parce que soxla yi bari na donc ngeen bàyyi soxla yëpp ñëw teew fii donc loolu mooy wone ni leen fi dajale tey muy élèves yi soxal na leen ñun nag lu tax ñu sawar ci ñëw ci ndaje bi lépp lu nga xamee ni dañ koy def ngir école di ko def ngir élèves yi ñun bu ñu yeewoon minuit wa 1h du matin sax dañuy jóg daal ciy ñëw loolu moo waral suñ teewaay bi ñu sawar ci lool bi nga xamee le comité ñëw na wax ma ko ni ma dañu bëgg def cours de vacances gratuitement pour les élèves ca suñu partenaire bu ñu wax El Hadj Ousseynou Sène moom moo ñu facilité loolu lépp assuré ñu ko loolu dama ci sawar aussi parce que kuy liggéey pour sa réew noonu nga war a doxale ca man du ma jóg ci bu ma xëy suba ba ngoon xam nga lan lay wër ku mën a ñëw def ci sama école dara boo defee sama école dara
def nga ko ci élèves yi def nga ko ci quartier bi kon donc Alaaji Ousseynou ñu ngi lay sant ci acte bi nga def ndax dana tax bu école ubbee xale yi bañ a fàtte donc ñu ngi ñaan yeneen action mën a duggaat ci xale yi duggaat ci communauté bi Ngent dugg ci école bi ca bu ci duggee dugg na ci réew mi ndax xale yi ñooy nekk ay mag ëllëg kon donc ci côté boobu ñu ngi lay sant di la gërëm maa ngi koy xale yi keroog man leen partenaire boobu bu ñëwee soxla naa ko ndaxte am na yeneen yu fi ne yoo xam bu ñu sañoon mu dimbali ñu ko ci école bi donc loolu mën naa am du waxu biti mais mën na nekk waxu biir bu nga xamee ni soo ko defee ci école bi di defal nga ko Ngent yëpp te ñii xam nañ ci dara école bi soxla na ko Ousmane waxtaan nañ ci si waxtaan nañ ci donc bu mënee ne daal loolu bëgg nañ ko ci boo ko defee pour école bi def nga ko pour communauté Ngent bi yëpp def nga ko pour président de la république parce que ku ko jàppale ci ni muy yore réew mi rek la soxla te loolu yaa ngi ci kon boog ñuy sant ñëpp seen teewaay di sant comité bi ay xale lañu su leen neexoon dem defi leneen wala ku ci nekk sa bopp pour ut loo def sa poste mais ñoom it bu ñu xëyee suba mu ngoon ñu ngi fexe nu ñuy def ba école bi jag élèves yi seen jàng baax nu comme santé bi aussi do parce que du la première fois mu ngeen ma fi invité ci benn consultation médicale gratuite bu nga xam ne yéen a ko fi def woo ma boobu aussi beneen ma waxee damaa ñëw sawar parce que man développement laa gëm te képp kuy politicien aussi ci dugg ci ca di jàpp ci développement mais yaa ngi def sa rôle kon boog ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. léegi bu ma fi nekkee tey Ousmane moo tax ndaxte moo ñëw kër ga nekk foofu wax ba ma ñëw fi tey ndax man taamu ma wax ci mbooloo taamu ma wax ci mbooloo waaye comme que élève kenn waxul man maa jóg wax ma jéem maa ngi remercier samay parents tamit ndaxte ñoom ñoo tax ma nekk fii ba yam fii ba tey ma ñeme taxaw naa dama yor micro di wax ak sama sœur bi moo may pousser ci lépp maa leen di remercier tous. bu baax di sant assistance bi di jiital ci sama sant nag directeuru école bi moom mi nga xam ni moo ñu dalal ba ñu mën a réaliser suñu ay bëgg-bëgg di sant aussi école bi parce que école bi suñu njaboot yëpp école bi moo leen jàngal moo leen formé man mii di wax ak yéen sama doom yëpp jaar nañu ci école bi ñu jàngal leen ba génn nañu dem nañu nekk ci leneen directeur bi fi nekk aussi initiative bi ñu lancé bloqué wu ko benn yoon jàppale nañu ci kon man maa ngi koy nuyu di ko remercier bu baax di remercier aussi parents d'élèves yi ci confiance bi ñu am jël seen njaboot dénkaane ko ci wetu xale yi parce que mënoon nañ ni ñii xëy na dañoo bëgg lu ñu politiquer rek di ñu sonal dem dugal seen doom fenn wala ñu téye ko mais am nañu confiance joxe xale yi loolu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax parce que ki la néeg a dénk doomam won na la ni moom wóolu na la ci li ci des yëpp parce que doom trésor la alal bu rëy la yàlla moo la ko jox soo ko néegee jël di ko dénk beneen nit wone na ni yow dénkaane nga li ci des yëpp kon parents d'élèves yi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di ko jaarale ci soxna Thioro madame Faye ñu ngi lay remercier bu baax di la yóbbante ci yeneen parents d'élèves yi yëpp ñu jotal leen suñu nuyoo ak suñu sant di rafetlu bu baax wax ji nga wax itam ñu ngi sant itam élèves yi parce que ñoom aussi mënoon nañu bañ a respecter cours yi mënoon nañoo xëy jaar ci ginnaaw école bi dem mais quand même jéem nañ ko assurer ba tey ñu ngi nii di ko boucler kon ñu ngi leen di sant ñoom tamit di leen encourager pour que déwén ñu gën a bëri gën a am taxawaay ñu sant aussi
enseignants yi nga xam ni ñoom dañu jëloon vacances war a dem noppaluku ji ñu jógaat ci biir vacances yi di consacrer ay cours di ko def itam de manière gratuite fay ko wuñu te loolu temps la ndax ñu kii doon naa ko sax ni ko yéen kañ ngeen di noppalu su ngeen jàngalee ba école tëj ngeen jàngale ba école tijji kañ ngeen di noppalu donc ñoom ñaar ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gis ni ñoom ay bokk nañu ci raasu enseignants yi ñi gën a taamu ndax lii sacrifice bu mag la ñu def ko te ñun gis nañ ko gëm nañ ko suñu xel sedd na ci. ñu ngi sant aussi yeneen enseignants yi nga xam ne dañu greffé ci seen ginnaaw parce que ñi fi toog nii ñëpp bokk ci corps enseignant bi dafay wone ni lii ñoom Amadou def ñoom tamit mën nañ ko def xëy na dafa nekk loo xam ni ñii ñoo ko def rek mais ñu ngi ci seen ginnaaw initiative bi intéressé na leen ñoo ko defandoo ensemble parce que au final ñu ngi nii toog di assister fermeture bi ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen lancer appel aussi pour que année prochaine ñu gën ko yaatal xale yi gën a am avantage ci seen xam-xam parce que ñun li ñu jàng yëpp wala yéen li ngeen jàng yëpp profit la pour xale yi ñu ngi am yaakaar ci seen taxawaay déwén ngeen teew fi jàppale xale yi bu baax ñu sant aussi suñu responsable bi yàgg nañu di ko sant muy El Hadji Ousseynou Sène moom responsable politique la Thiès Nord responsable la boo xam ne itam amul benn manteau ci état bi état joxu ko benn manteau nommé wu ko dara amul benn budget buñ koy jox wala enveloppe wala assistance buñ koy jox muy def ci nit yi moom mooy liggéey alalam di ko jël di ko defaat ci nit ñi te daf koy def de manière désintéressée defu ko ba pare topp ci di wax ñëpp di ci wax te yàgg na ko def ça fait plus de 20 ans ñu ngi liggéey di def ay action nit ñi di ci teg seen bët duma fi nekk sax di leen limal parce que lu ma bëgg a wax nit ñi xam nañ ko bu ngeen ko xamul di ngeen mës a toog ba dégg ko action yi ñu def fii dafa bëri directeur mu ngi wax école na laaj yeneen école yi ko wër nii action yi mu fa def wala mu laaj mosquée wala mu laaj poste de santé wala mu laaj yenn kër yi gox yu bëri alalam dugg na fa kër yu bëri alalam dugg na fa te loolu ci poche boppam lay jóge léegi nag ki nga xam ni moom dafay jël alalam di ko joxe liggéey ko mënoon ko denc ci banque yi di ko rocc ndànk-ndànk di ko lekk mu jël ko di ko bokk ak nit ñi te kenn mësu ko dimbale kooku won na leen ni moom su ëllëgee suñ ko joxee dara du ko def ci poche am te moom je ne pense pas que ni ñoom dinañ ko mën a delloo li mu jot a def ci nit ñi parce que dafa yàgg a def te daf daan def ak xol xam nga def xol yéen xam ngeen ko kuy def ci xol du calculer te depuis ñu démarré ba léegi ci noonu la ñuy dem man personnellement dama koy remercier ndax fii laa dëkk ci koñ bi su may wax ni sama alal dëgg mooy ngent lépp lu ma am lu baax damay bëgg indi ko fii ci koñ bi yàlla sax bu ñëwoon nuyu si ma fii laa koy indi donc fii moom laa gën a fonk su ma waxee fii laa gën a fonk aussi mooy nit ñi fi nekk laa fonk ñi dëkkee koñ bi ñooñu laa jox cër ñooñu laa respecté ñooñu laa yaakaar te moom dafa ma jàppale sagal ma ba nga xam ni sama taxawaay dafa dëgër waaw sagal na ma lool su ma waxee benn baat bu subaa baat boobu yàlla def mu sotti moom la parce que man yoruma lu may joxe xamuñu ma ci may am di joxe moom moo nekk sama ginnaaw di ma dooleel moom moo tax ma sañ a taxaw ci koñ bi ni dinañ def nangam wala duñu def nangam donc maa ngi koy sant ci taxawaay boobu nga xam ni moom taxawu na ma ko sagal ma ci sama biir
dëkk bi waa dëkk bi aussi maa ngi leen di ñaan ñu joxante loxo ñu scellé pacte boo xam ni dañ koy def ak sincérité def ko aussi mu nekk suñu njëriñ ndax yéen gis ngeen li fi xew nii ci dëkk bi gis ngeen ko déjà école bi rek ñu ngi wax ay problème u école bi te loolu dafa am ay yeneen kilifa yoo xam ni yoon moo leen fi teg ñu waroon taxawu askan bi mais am na neneen nu ñu doxale kon yéen ñu ngi leen di yaakaar pour ngeen def un changement bu jamono boobu jotee yàlla dafa bëgg sax de temps en temps nga làmbatu leneen bu dee li nga nekk doxul yéen yàgg ngeen ça fait des années yéen a ngi nekk ci benn kilifa topp ci ginnaawam wante taxul ngeen am li ngeen bëgg mais seet leen keneen essayer ba xam kon ñun tam ñu ngi leen di tàllal loxo ci loolu di leen wax ni yaakaar nañ leen wóolu nañ leen pour ànd ak yéen def un changement di sant itam niñ koy waxee Assane Diop moom moo jiite ASC bi mu nekk aussi ku actif koo xam dafa ñëw dugal loxoom bu baax taxawuñu bu baax a baax ñu ngi koy sant bu baax Ousmane aussi maa ngi koy sant ndax man bunt yi ma am si koñ bi moom moo ma ko ubbil koñ bi dañ daan toog di gis ay nit di jóge feneen di ñëw ci man parce que mbooloo yi ñi ngi fi nag mais mbooloo yi dëkkuñu ngent dañ fi daan ñëw rek ngent lu yem laa fi amoon mais moom moo ñëw forcé ubbi bunt yëpp ba léegi fu nekk nit mi ngi fay jóge di ñëw kon su amee ku ñuy remercier moom laay remercier ak équipe am di remercier aussi waa koñ bi nga xam ni renouveler nañu seen confiance ci Ousmane te moom transité na dem ci leneen loolu aussi lu rëy la ndax nit ki dafa nekk ci dara nga toxu ñëw ni ko kaay ñu ànd toxu mu ànd ak yow loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen ci gërëm di sant yàgg a baax suñu associé suñu partenaire ku ñuy taxawu moom tamit gis ngeen tey ñëw na ci jataay bi manifester solidarité ñu ngi koy sant bu baax di sant Sidi aussi suñu rakk la moom tam ci koñ bi la nekk di taxawu waa koñ bi ci lu bëri bokk ci mouvement jeunes yi di def ay action ñun tam ñu ngi koy bés ni ki tey Sidi man tàllal naa la loxo ci kanamu góor gi nag ma jox sa loxo incha allah doo ko réccu tàllal naa la loxo bu baax a baax ubbil naa la sama bunt yi waxuma nag ñu def ko ci sama diggante ak sa mag mais ñu def ko ci diggante ni nga ma déggee ak ni ma lay gisee rek ak intérêt koñ bi incha allah maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax xale yi itam yal nañu yàlla wonelewaat déwén ñu nekkaat ci beneen décor bu gën a naat bi ñu gën a am ay élèves yu gën a bëri ñu gën a am aussi ay prix yu gën a yaatu yal nañu yàlla wonelewaat incha allah. gannaaw bu ma santee yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Mohamed sant sama ñaari waajur maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant Lamine nag ndax xam naa ni cadre bi yëpp bu jaaree ci Ousmane yàlla ak Lamine a tax ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax lii Ousmane def ngent c'est la première fois mu am ngent ñëw indil ñu paa Ousseynou Sène mu defal ñu fi lu fi kenn musta def femmes yi ñu ngi soog a def formation moo tax paa ñu ñëw présenter la formation bi barki démb lañ koy soog a def jus concentré la am na bisaab am na buy am na jinjeer am na citron am na sucré am na non sucré à base des plantes et si c'est très bon neex na moom macha allah bi ñu ko defaree ba pare dañoo passé toute une journée doon def formation bi keroog nag bëggoon nañu nag nga ñëw assister mais malheureusement Lamine était là-bas moo fa nekkoon ak ñun vraiment passé na journée bi ak ñun Lamine tim amul benn problème man yàgg naa koo xam mais musuma koo xam ci à base de politique ndax su ma ko xamoon
ba tey lang naa ci ay tànkam ndax man loolu rek laay bëgg loolu rek laa bëgg politique rek laa bëgg dama amagul woon buntu bu ma jaaree mais Ousmane dugal na ma nee naa ko damay dem ba mu jeex tàkk foo taxaw ma taxaw fa parce que agent de santé laa agent de boobu ba tey ñu ngi grève nag liggéeyuñu dañuy taxawaaru rek kon boog suñu gisee leneen kon ñu dugg ci santé moom liggéeyul depuis lundi ba tey ñu ngi taxawaalu vraiment ma ni woon tey il faut ma sant la Pa gërëm la Pa ñu ngi lay sant di la gërëm waa association waa Ngent ñu ngi lay sant femmes yi ñu ngi lay sant ndax yaa fa ñëw joxe fa lu bari ñuy def leket gi moom yaa ko indi Ngent ñuy def fukk am 100 def juróom am fukki dërëm kon boog yàlla ak yow a tax bu dul woon yow duñ ko am te dara te jógewul fenn lu dul sa poos ñu ngi lay sant di la gërëm ah soxna Guèye de neewoon na ma soo àggee santal ma Pa bi mënuma teew nag mais santal ma ko ak loo ko mën a sant rek nag ma ko santal dama tàmmul nag wax ci mbooloo wax naa sax Lamine pour mu def débat bi rek mën ma ñëwal moo tax ma taxaw di wax nii mais Pa ñu ngi lay sant di la gërëm foo taxaw ña nga fa loo wax ñi ngi ca loo bax ñu bax loo ñu leen jàppale ñu jàpp kon boog ñun rek ana waa marche wasalaam. nuyu sa tur ak sa sant di sant yàlla bu baax di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa salaam di sant nag sunu jeunesse bi sunu doom yi nga xam ne macha allah lépp ñoom la ndax ñun génnuñu demuñu dikkuñu ñoom ñooy génn nekk sur le terrain lu nu xam ñoo ko indi lu nu am ñoo ko indi te ñun lii dafa rëy ci ñun lu tax dafa rëy ci ñun jaboot amul lu dul ay njabootam. kuy jàppale njaboot rek mooy jàppale njabootam te ci ngeen taxaw seen rakk yi ak seen jarbaat yi de tey jéppiwuñ leen kon ñoom bu ñu leen jéppul ñun parents yi duñ leen mën a jéppi sant nañ leen bu baax di leen ñaanal yàlla may leen sutura may leen continuation bu baax may leen jàmm may leen xéewal ndax lii ngeen def sunu bopp jaboot yi sant la bu baax ndax vacances jot benn xale taxawaatul ci koñ ba benn xale traînetul ci koñ ba chaque jour ñoo ngi dégg noyade yi am ci dëkk yi ñi ngi dégg accident yi am ci dëkk yi sunu xale yi bu ñu xëyee amuñu dara lu ñuy def lu dul ñoo ngi dem école te xale yi itam am ci volonté lool xale boo ci gis bu ndékkee rek jël na saagam ña ngay wootante ci buntu kër yi nañ leen dem te loolu xale bu am jom bu am kilifa rek moo ko mën vraiment te lépp yéen la jàppale ngeen ñu lool na ngi ñaan yàlla na leen yàlla jàppale li ngeen wax ci Al Ousseynou nag moom comme ni sama doom ji wax rek ñi ngi sant rek ndax fi may jamono bi ñu toll léegi ku la nekkal nga nekkal ko te ñun amuñu lu Ngent amuñu lu sunu gox nii mu duggee sunu gox bi nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu yokk ba ñëpp yëg ko te ñoo ngi sa ginnaaw loo ne ñoo ngi ci foo aw ñoo ngi fa aw foo jublu nañ fa ndax ki lay jàppale rek moo la bëggal jàmm te wax dëgg yàlla li nga def ci ñun lu rëy la ci ñun ñoo ngi lay sant di la gërëm di sant mbooloo mi yëpp jërëjëf. di am contentement bu baax di taxaw ci bërëb bi Paul Issa Dème ci taxawaay bu mel nii parce que bu dul dara ñun fi lañ jàngee bi ñuy nekk xale suñu élémentaire bi yëpp fi lañ ko def kon donc fierté la yàlla jàng ba xam ràññee ñëwaat ci école bi def benn action sociale te ñu nekk di ko réaliser je m'en profite aussi ma nuyu kilifa gi Al Ousseynou di la wax dalal jàmm je pense que léegi Ngent ñoo ngi lay miin bu baax tamit di la remercier bu baax a baax di kontaan ci yow di nuyu tamit sa délégation bi Mohamed Lamine di nuyu Moussa Ba di nuyu aussi tamit kilifa gi di nuyu le responsable des jeunes Assane Diop moom aussi tamit mu nekk fii di def liggéey bu am solo coiffé aussi tamit jeunesse bi yëpp mention spéciale Amadou Sy ak Alage parce que ñoom bi mbir mi taxawee gis naa ni dañu bàyyi seen lépp ñëw taxaw ci wax dëgg neex yàlla guddi bëccëg muy taw muy naaj fii ñoom nekk nañ fi di fi joxe ay cours di ko jox seen jarbaat yi ak seen doom yi ak seen rakk yi kon donc maa ngi leen di féliciter bu baax a baax di leen encourager aussi tamit di leen wax ni lii moom mooy développement ñun lii la ñu gëm comme ni ko directeur waxee soit bu dul éducation muy santé bu dul santé di environnement bu dul environnement aussi tamit di social parce que ñun ci loolu la ñu yaroo ci lañ màggee tamit bëgg nañ aussi tamit ñu apporter quelque chose suñu gox bëgg nañ aussi tamit jàngal ndaw ñiy toog aussi tamit nan la àdduna di doxee ak aussi tamit nan la àdduna di fonctionner dinaa profiter aussi tamit nuyu Mouhamadou Lamine parce que dama ni woon sax remerciement laay def
parce que lii nii yëpp bunt bi yëpp moom la ñun lépp loo xamante ni tey jot nañ ko ci kilifa gi rek moom moo yombal lépp parce que bi ñu yàlla boole yàgg na yàggul parce que bu defee ñetti weer ci lay yem mais yaakaar naa ni bi ñuy politique ba tey action yi ñuy def mosuñu ko def wax dëgg neex yàlla stratégie de travail bi yëpp moom mooy teg lépp à part ça aussi tamit lépp loo xamante ne xalaat na ko day jël lépp jébbal ñu ko suñu loxo su ma waxee mun ma Ousmane waaw loo def baax na waaw wóolu nañu aussi tamit am na si ñun confiance aussi tamit bëgg nañu tamit aussi tamit mu ngi du jug si di ñu xelal di ñu dolli ak xalaat donc aussi tamit moom responsable bu baax la maa ngi ñaan ñëpp ñu applaudir ko encourager ko bu baax aussi tamit je m'en profite aussi tamit ma nuyu mbooloo mi nga xamante ni teew nañ fi waa COSEFCOM ak parents d'élèves yi di leen remercier bu baax a baax di rafetlu bu baax tamit seen teewaay di nuyu tamit soxna Fatou Kébé ñu jógee ne nekk présidente regroupement ci gox bi fële Kër Maam Alaaji di nuyu aussi tamit waa comité bi parce que ñoom tamit lépp bu yombee tamit ñoom ci lañ parce que je pense que benn nit mënul doxal man ak Lamine xëy na ñoo ngi ci kaw mais lépp ñoom la gis nga ñii suba ak ngoon guddeeg bëccëg man ak ñoom ci naaj beeg ci ker bi fu ne waaw kon donc maa leen remercier bu baax di leen encourager di lancer benn message aussi tamit suñu autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi ci kaw ñu gestu suñu góor gi bu baax a baax parce que kii action yi muy def nii lii nii xëy na sax moom la ñuy gis nii tey mais man li ma ci gis man wax dëgg yàlla sur le plan national gisuma beneen leader politique bu koy def muy jigéen ñi muy ndaw ñi muy néew ji doole yi mu nekk lépp loo xamante ba ci mënd bi mujj sax man gis naa loxo mu dugg ci gis naa le coordinateur Lamine mu wàcc sur le terrain di dugg ci kër yi di taxawu nit ñi di leen assister ñun loolu la ñu soxla loolu moom mooy politique loolu mooy politique de développement loolu moom mooy solidarité kon donc suñu président de la République Macky Sall ak premier ministre ñoo ngi leen di lancer appel ñun jeunesse su Ngentois bi ñun doomu Thiès waa ñun ñoo ngi leen di ñaan ngeen jàppale suñu leader Al Ousseynou ngeen gën ko yéegal ba ci kaw a kaw ngeen gën ko jox daraja ngeen gën ko jàppale parce que kii nii tey jii je pense que tey lu mu bëgg mu nekk la commune ki yàlla daf koy jox parce que man mii je travaille dans la commune def naa ci ay at xam naa li fa nekk lépp xam naa réalité yëpp mais li ma gis nii mu nekk ci buñ ko continuer fii ak ay weer non ñun ñoo koy population bi ñoo koy yëkkati yóbbu ko ci mairie ba kon donc jërëjëf Al Ousseynou merci beaucoup.